asalaamaaleykum mbokk internet Medina TV Nouvelle Vision nuyu naa leen kon nu mu leen di nuyoo saa si jot rek di leen laaj seen wérgu yaram rawatina yàlla may ñu fan wu gudd te may ñu lu ñu def si poos yi ñuy mën a di faj soxla yi. tey nag suma rubrique man ak yéen mi ngi jëm ci xew-xew bi nga xam ne mi ngi war a am suba si àjjuma ji. ndax démb yaakaar naa ne yéen ñëpp tey dégg ngeen li Mouhamadou Bamba Fall wax ci invitation si bés bi nga xam ne day bés bu rëy ci moom ñu koy wax àjjuma si 4 heures ñëpp tase fale nga xam ne ñooy avenue Blaise Diagne en face Douta Seck ñu war a tudde nag mouvement bu mag war ko biral si Sénégal war ngeen képp ñu koy wax capital buñ ko waxee li olof di wax rek junj doy na borom xel Mouhamadou Bamba Fall dégg ngeen li mu wax fi mu war a dem yëpp buñ defee lancement bi ba pare weekend bu ne am na ay gox yu ñu war a dem ci Ndakaaru ñu ne mi ngi ci woo ñëpp di ci tàllal loxo ay nitu démbam comme ni mu ko waxee ñi nga xam ne yaakaar na ne mën na ànd ak ñoom ànd jàppale président Macky Sall ci élection yi ñu jëm muy législatif yi pour yàlla may ko ndam ci Ndakaaru rawatina Sénégal wërngal këpp kooku nag defe naa ne Mouhamadou Bamba Fall bu ko waxee ko ci sañ-sañ waxee ko ci lan lu dul dëggu di nit koo xam ne lu mu mës a wax rek lu mu gëm la ndax ku yàgg ànd ak nit ñi la te nit ñi dañ ko safoo te xam ne ay mbiram war na jéggi lu dépassé Médina kon ñuy invité tout le monde suba na ñëpp ñëw mais nag ci kaw discipline yar ak teggin ñun waa Médina dañ ko itteewoo di wax gan yi ñëw da ngeen am gan yu ne surtout rawatina waa Médina yi nañ yaatal gan yi ñëw ndax ñëpp xam nañ ne avant ñun waa Médina rek la suñu biir waaye tey nag Mouhamadou Bamba Fall Sénégal la ko soxla te mouvement capital dafa tijji ay buntam kon ku nekk nañ ko xaar ne war na mën a ñëw ñu yaatal xol yi bu baax a baax dalalal gan yi ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Médina sax ku amul fu mu toog nañ jug may ko mu toog bañ a xëccoo place ak gan yi parce que autorités yi ñëw bari na parce que ñëpp am envie découvrir Médina ak Mouhamadou Bamba Fall ak mouvement capital parce que foog gars yi ñëw xool Mouhamadou Bamba Fall naka lay doxalee waa Médina ñuy ñaan bu ko kenn yàq ne ñëpp ànd yàq ak teggin rawatina nag mouvement de soutien yi jeunes yi non da ngeen fas yéene wane seen bopp ñu ñëpp xam fan mooy Médina ñu bëgg ñëpp sañse jaune vert bi dafa war a wër ñay sol yu jaune nañu toogandoo en groupe comme ni ñu ko bëggee ñi nga xam ne verte la ñu sol ne ñëpp toogandoo en groupe yëf yi tàllal mu nekk benn couleur boo xam ne ku ñëw dina xam ne ñi ñooy waa kër Mouhamadou Bamba Fall. lu tax je m'explique nit ñi dañ ne nit ki bu demee fenn moom rek kay dem ay nitam du dem ñun ñu bëgg a xamal waa Sénégal ne ñun duñu ay militants wu parti ñun ay bambis lañ Mouhamadou Bamba Fall dafay ñun ñuy moom yàlla def ñu bokkandoo di cheminer ay ati at ba tey ndam lii mu am yëpp ñu ànd seex moom di ko jàppale ba mu am ko kon kooku fu mu aw rek ñun fa la ñuy aw parce que ñun duñu ay militants ñun ay bambis lañ ay partenaires la ñu wax Mouhamadou Bamba Fall mu wan ñu nag lu rëy wan ñu lu ñu mën a teg suñu bët wan ñu loo xam ne saa yu jugee Médina rek ko tax a jug ndax li koy firndeel mooy démb ñëpp gis nañ lañ doon wax ci réalisation yi fi président Macky Sall bëgg a def muy 55 milliards ñu war a def ay immeuble marché bi école bi gars yi xool leen bâtiment yi mu fi war a def ñu wax ko gars yi ne ndax ci kàddu la yem mais gis ngeen jëmm yi ñëw démb xool leen gars yi. monsieur Magnon tey lan moo doon seen tànk ci biir Médina. dañu ñëwoon gunge ci maire bi sur instruction du ministre des collectivités territoriales ma représenté fii le directeur général de l'AGETIP El Hadji Malick Gueye ànd ak Ndiambé Ndiaye nga xamante ne mooy architecte concepteur bi. donc dafa am benn projet boo xamante ne maire bi mbëbët na ko ak nguur gi pour de réaménager un peu Médina surtout moderniser marché Tilène libérer ay espace defaraat jàngukaay yeeg yooyu donc ñu présenté woon dans un premier temps un projet
qui boo xamante ne joxagu ko woon satisfaction. Donc ci réaménagement yeeg correction yi on a fait aujourd'hui une visite de terrain où foo xamante ne joxe na li gars yi di waxee xalaatam input ak ni mu bëggee ñu aménager ko. Bon mu tombeek loo xamante ne lu réaliste la lu mën a nekk la et puis daanaka sax dama yaakaar ne moo gën li ñu présenté woon. Donc loolu la ñuy jéem a tëralaat ci kayit yi après ñëwaat ak moom seet ko buñ ko valider incha allah ñu jéem a seet ci anam yu gàtt rek nuñ ko dooree. Mais li nga xamante ne mun nañ ko teg nii ci loxo population yi mooy dafa am souhait que ñu tabax fii une dizaine de salles de classe assez rapidement avant ouverture des salles de classe pour que ñu mën a reloger xale yi nga xamante ne ñu ngi boor yi Soumbédioune. te incha allah loolu lu kii la lu sotti la incha allah ñu ngi lancé appel d'offres yi te yaakaar nañ ne fii ak école di ubbi dinañ ko pare. kon daal si gàttal waa Médina ci diir bu gàtt war nañ mën a xaar les réalisations. war nañu mën a xaar ay début de réalisation pour la bonne et simple raison qu'il y a un temps incompressible en projet. C'est-à-dire que maintenant ci wàllu xalaat bi lañ nekk wàllu tëral kayit wàllu jaar ci procédures yi wàllu out financement bi donc li ci am solo mooy que ne daanaka déggoo nañ sur l'essentiel. yi nga xamante ne suñu tracé les projets prioritaires de manière imminente incha allah dinañ ko door par rapport aux possibilités yi nga xamante ne am nañ ko te moom il sera le premier informé buñ ci tolloo bu soobee yàlla. Et je travaille avec monsieur Saïd Ben Messaoud qui est architecte aussi donc projet bi ku ni ko monsieur Niang waxee mooy benn projet la boo xam ne dafa ambitieux pour Médina projet boo xam ne defe naa ne bi Médina doone Médina ba léegi amul benn équipe municipale boo xam ne xalaat na ko teg ko donc mu nekk benn souhait monsieur le maire mën a yaatal Médina jox Médina beneen xaru kanam goo xam ne xaru kanam 50 prochaines années yi la doo xam ne la fii benn opportunité lañ fi am mooy groupe scolaire bi y a pratiquement plus de 7 hectares mais 7 hectares yi soo ko xoolee seen occupation matul même pas un tiers ay école la yoo xam ne biñ ko fi tabaxee bi ci gën a néew peut-être mat na 50 ans donc ñun li ñu bëgg mooy ci ndigalam ak ci xalaatam dañuy liggéey di xool nan la ñu mënee indi projet boo xam ne incha allahu rabbi suñ ci jógee dina doon beneen dëkk boo xam ne capitale bi moom la ñuy naw parce que loo xam ne la depuis pratiquement plus de 85 ans wala 100 ans Médina 1904 la affaire yi aménagement bi pare boobu ba léegi école bi li fi jaar bariwul et moom mu am ambition boobu gis-gis boobu bëgg yaatal dëkk bi jox dëkk bi beneen xar kanam et tamit def naa président de la république jox ko ci nopp parce que am na loo xam ne kenn du ko naatable nit ki soo demee bañ jox la benn confiance bi mooy dëkk bi kat am na lu mu soxla te yaakaar naa ne moom mën na ko fa yóbbu et ñun nag li ñuy def mooy accompagner ko ci sunu xalaat parce que tamit waa Médina lañu on a fait cette école là et dañu am devoir boo xam ne lépp luy jëmale dëkk bi kanam lépp luy jëmale gox bi kanam mu doon loo xam ne référence la day commencé ci marché Tilène donc marché Tilène loolu lañ doon wax léegi daanaka ci marché yi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest la foo ko natt weesu na ko ci dayuwaay xëy na nit ñi dañuy gis àll bi rek waaye romb na foofu marché bi diggante avenue Blaise Diagne la ba rue 22 diggante rue 17 la ba pratiquement 27 loolu yëpp marché la donc su amee ambition tabax ko am ay gis-gis yoo xam ne rue commerciale bi di avenue Blaise Diagne mu bëgg a jox beneen xar kanam beneen loo xam ne la fii rek la am et mën nañ ko war nañ ko mën def donc programme yooyu la ñuy liggéey muy ay programme yu ambitieux programme bi daanaka soo ko xayma dina ëpp 50 milliards di dem mais yàlla may nañu moom kat am na taxawaay ci dëkk bi boo xam ne may nañ ko nopp may nañ ko bopp et defe naa ne moment bi moo mën nekk ñu mën ci profito def li ñu xalaat ci projet bi nii donc daal loolu moom mooy sunu kii lycée bi wax nañ ci centre de santé yi wax nañ ci mais tamit am na leneen loo xam ne war na mën a judd ci projet bi mooy mën a am espace public bu yaatu moom lay wax léegi nii esplanade du marché bi ñu libéré ko mu vraiment dëkk bi am benn cœur am centre boobu nag centre commercial bi ñu bëgg a yëkkati Almédina bi pratiquement tout ce qui est li ñuy def ci àdduna bi muy nekk Dubaï nekk fu nekk war nañ ko fi mën a gis war na fi mën nekk et ambition boobu la ñu am ambition boobu la am moom lañ koy jàppale nii ak ëpp état bi ak gouvernement bi
ñu xool na la ñuy def ñun loolu la doon suñu tànk. lépp luñ fi wax projet yëpp ñun ñoo koy tënk ak yeneen service technique yi si benn document document boobu nag lañuy wax le plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau Médina si la bokk. fi ma waroon commencé sax moom mooy liggéey bi mi ngi commencé woon depuis si jokkoo avec Macky bi voilà jokkoo avec Macky bi donc la waral donc le projet yi yëpp président am nañ si yaakaar ni projet yi ñu fi wax yi yëpp moom nag incha allah dina koy réaliser ci avec le maire donc la maire bi tamit donc la comme ni ko waa AGETIP donc la waxee am na fi kaddu voilà donc moom tamit ñu ngi koy xaar moom tamit partenaire am yooyu yëpp mu boole leen si biir pour que na projet biñ fi mbébét ñu daal di gaaw a donc réaliser si ni mu gën a gaaw incha allah. démb architecte yi ñi nga xam ne ñoo war a defar plan yi te defaroon ko ñu war a amaat ay tuuti changement ñu ñëw àndax monsieur le maire dugg nañ fépp aw nañ marché bi dem nañ PMI dem nañ fépp école yeeg yëpp lañ dugg xool mais ba ñu génnee dégg ngeen lu ñu wax Médina seen xol def si seen te bëgg nañ fi def loo xam ne lu mucc ayib la même marché Tilène bi ñu doon wax sax léegi ñoom xeeb nañ ko nee dañu bëgg a def marché boo xam ne si Afrique Sénégal moo ko fii njëkk am loolu ku mu doyul dara doot loo doy kon Mouhamadou Bamba Fall bu ñëwee ba ne day jàppale président de la République ndax la ko président delloo def ko ministre conseiller ne ko doy nga ma ñuy waxati mu ne Médina dinaa fi def dara non gars yi loolu war na tax rek ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon équipe nationale Médina taxaw ndax ndimbal da siy fekk loxol borom te politique la ñuy def te politique bu ñu koy def njariñ a tax te Mouhamadou Bamba Fall dafa diggawoo nag waa Médina ne day defar Médina kon jàpp leen le lépp lu mu ñu mës a wax rek def na ko rawatina bi lépp lu mu ñu wax dina ko def la mu ànd ak Macky Sall lépp la muy jëmmal pour Médina dina ko def ñu tax nag kaay weddi gis bokk si li si kanam réew lu gët ndax léegi ngeen gis réalisation yi travaux yi commencé di leen fàttali rek suba ne nit ñi teel a ñëw ambiance pure et dure di wax gan yi ñëw non suba ngeen nar a gis lu doy waar suba ngeen nar a gis lu kenn mësul gis foo sànni mbàtt mu tax ngeen xam ne Médina mooy Médina naam daa ngeen politique daa ngeen génnee façon bu ne mais suba ngeen di gis lu bees tàkk loo leen mësul gis seen adduna lu tax Mouhamadou Bamba Fall ku mës a jël avance am doo nelaw suba ngeen di gis loolu gars yi ba subax jàmm ak mouvement capital rek dara du doy ñuy wax tamit ñi dëkk si zone yi nañ ñu xaar ñu ngi ñëw yëngal zone yi kon Ndakaaru fas yéene yëngatu capital la ñu wax di sant di gërëm képp koo xam ne mi ngi yeewoo Médina rawatina Ndakaaru Sénégal wangal këpp di ñaan jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj yàlla nañu yàlla may jàmm ñu fanaanoo jàmm di yeewoo jàmm di doxee jàmm di wax jàmm ndax jàmm rek moo wax fii si Sénégal Sénégal dëkku jàmm la buñ ne Sénégal dëkku maam El Hadj Malick buñ ne Sénégal dëkku maam Seydina Limamou buñ ne Sénégal Baye Abdoulaye Niass ñu ne Sénégal ne Serigne Touba kon Sénégal Sénégal ñu rawatina nag sag gi nga xam ne am nañ ko loo xam ne ay état dañu dem di ko xeex si ay ñaari dëkk yu jubóowul tey suñu waa kër xalif général des Niassène dem réussir benn pari jubóole ay état loolu di sag si Sénégal di wane ne Sénégal dëkku jàmm la ndax ay nitu jàmmaan si nekk ndegam nag suñuy kilifa ñooy dem di waxtaan dëkk ak dëkk lépp ne coj massa Sénégal kon gars yi ba subax jàmm gars yi ñu leen di wax ñàkk ñu déglu wóorul mais nag mënuma wax ba mu jeex comme ni ma koy waxee chaque jour duma gërëm suñu mbokku internet yi ñu wax gars yi bu leen fàtte abonné tey bët cloche bi ndax seen doole mooy suñu kantan rawatina nag suma caméraman réalisateur papi fi nga teg sa baaraam baax na bul ko teggi di remercier ki nga xam ne c'est le réalisateur Doudou Fall di leen wax gars yi ba subax jàmm ñàkk ñu déglu mbaa ngeen ñàkk ñu seetaan wóorul ndax ñooy télé bi xew si jamono ay wa leen ba subax jàmm